asalaamaaleykum maa ngi jégalu ci retard bi aussi parce que xam nga il fallait dernier réglage yi ah saafonteeg soppe yi musiciens yi xam nga ay nit moom bu ñu liggéey ba pare kaw nga wax leen jaajëf donc am nañ tuuti retard bu mag sax waaye ñu ngi ciy jégalu ñu ngi ciy jégalu vraiment maa ngi leen di siyaar yi ñëpp di leen ñaanal jàmm day wax ni vraiment kontaan naa trop gis naa ni xam nga connecté ngeen ci YouTube bi seetaan Wally Ballago Seck with same time you know jéem nañu nag takkale nañu xam nga ak suñu mbokk xarit am di jàmm ci àndal sponsor yi dinañ ñëw ci ñoom léegi Gambian people Sénégal ñëw nañu vraiment ça a été belle c'était une belle fête maa ngi leen di siyaar tey nag bi mooy nekk de mooy première fois may nekk ci YouTube bi di ko def live di jàkkaarloog soppe yi di waxtaan ak ñoom tu vois bon ce sera une première fois et je pense que je vais faire de mon mieux pour affaire bi jaar yoon da xam nga donc ku ne xam na ni man Wally seen soppe xam nga ne ay borom teel la aw ma notion bi ci lu jëm ci côté digital lu bëri definitely j'ai pas honte de le dire et donc j'essaie de perfectionner aussi parce que xool nañ ba xool ni mënul ñàkk bokk na ci liy dimbali artiste donc il va falloir moo koy jox suma temps tuuti vraiment nekk woon lu ma focus on mais bon d'après soppe yi fans yi am di jàmm yi li ñuy réclamer il faut ma ci nekk man nag j'ai pas honte de dire que je suis pas trop digital net ak yooyu xam nga yéen a ma gën a xam donc dinaa essayer parfaire affaire bi mais bon lu ci dëng lu ci juum rek lu ci jubul rek ñu xam ni man la man maa matul quoi yes bon je pense que je vais Cheikh est-ce que doo ma fayal ventilo bi dafa mel ni ñu ngi def kii seen contact yi daa bëri nag de moytul juum de moo xool waaw gars yi zoom bi nag da bëgg naa ma nuyu sama gars yi nga xamante ne ñu ngi ci zoom bi anañu maa ngi leen di siyaare maa ngi leen di siyaare bu baax a baax maa ngi leen di béggee aw ma jotu wax ak ñoom en pleine soirée xëy na fii dinaa am tay mu jokk ak ñoom maa ngi leen di béggee bu baax a baax gars yi Gambie bi amoon na coono vous savez Wally moom ay yëfam moom xam nga dara du ci yomb mais yàlla def nañ ko ci bismillah jeexal ko ci alhamdulilah maa ngi ñaan képp ku fi ñëwoon rek nga ñibbi ci jàmm dara bañ la jot ñu bàyyi fi jàmm d'autant plus aussi bu ñu demee Dakar fekk fa jàmm incha allah soppe am di jàmm xarit yi nga xamante ne ñëwoon nañ ci soirée bi jàpp ci vraiment maa ngi leen di remercier aw ma seen fay la diaspora kenn nelawu ci ñëpp ñu ngi connecté woon ci YouTube bi y a aussi les sites internet ñi nga xamante ni jóge nañ Dakar ñëw fii ñu ngi leen di gërëm mais aussi la Sen TV def ci liggéey bu am njëriñ liggéey bu mucc ayib ci côté publicité donc maa ngi leen di remercier Sen TV des médias yëpp vraiment vous avez été excellent maa ngi leen di siyaar bu baax a baax balaa mu doon neex nag vraiment ren yéen tey balaa mu doon neex nag il faut moom ay question réponse waaw tey laay xam ndax xarañ ngeen acca lu raas fif si pak yëngu leen ma xool met subana ana bigi
ñu dem ak question yi ñu waxtaan ak gars yi tuuti ah. mooy jaay naan taas rek géwél laa boo xamante ni xaw ma yii xaw ma ci dara xam naa lu ñu naan mais waaye li muy def nii. ku laajte sama ba large yi waaw mais lii tubéy la rek tubéy la rek dara you know c'est normal indi naa fi sol naa fi pain du ma ne maa ko indi sax parce que maa ko fi indi day bañ sax am ñu frustré wu mais bon indi naa fi style yu bëri Sénégal fii mais nag lii du dara tubéy la rek mode la tubéy la ku mën a sol bu ndaw kay bu seete xanaa boo solee bu yëmbax du garaaw gis naa benn copie collé bu ñu def maak président xaw ma su ma juumul Corée la quoi Biggi président bi nu mu tudd Kim Jong-un donc gis naa benn copie collé bu ñu def foofu maak moom waaw moom moo sponsorisé mais maa ko dàqale nag parce que man sama bos moo ëpp man xam nga taay fin laa bu moo ko solee dina nice waaye moom tuuti xaw noppi sax wala mu ñu yónnee missile Mohamed Mbaye mu ne chaque semaine pourquoi mu mujj def li benn yoon c'est possible Mohamed mais nag dama leen koy wax rek maa ngi jégalu encore une fois man j'ai pas honte de le dire je suis pas trop digital ak net yaa am gën a xam parce que liggéey bi day metti en plus damay xat loolu nekk ci lijjanti bi vous savez gars yi dama am staff bu jàmbaar rek mais affaire yi c'est pas évident parce que showbiz bi fu mu nekk nii musique bi ni muy doxee nii ñun on est seul xam nga dañu am tuuti jàppale rek mais xam nga wàllu yu bëri war woo nekk suñu yëf dañ ñu ko waroon doxal mais boo xam naa ne di ngeen comprendre mais dinaa essayer nag comme fan yii Dakar moom tëjuwaat nañ pour 1 mois dinaa essayer ci 1 mois yi même bu dee ñaari yoon la wala benn yoon ma defaat ko donc dafa dépendre rek ci équipe digitale bi Faramareen alors Fefs yéen a ngi may dégg Pâques kon bon des na ci yéen et merci encore parce que xam naa ni da nga ko bëgg rek parfaire Mohamed moo tax ngay wax loolu dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. Motivation africaine waaw featuring bi ak Jason Derulo clip bi pare na lépp pare na suma featuring ak Chris Brown mi ngi cool am na yeneen yoo xam ne mënu ma ko wax xam nga yéen a ma gën a xam surprise bi mooy loolu ñi ma ci àndaloon di ay jàmbaar vraiment di ay guerrier ku ci mel ni Abraham ku ci mel ni DJ Dola ku ci mel ni Youssef ku ci mel ni Jagoro Mohamed Seck xam nga gars yi def liggéey bu mucc ayib vraiment ça a été excellent bi liggéey ko ci anam yu nice bit bi jóge fii ñu defar ko fii yóbbu ko mu àgg fa ñoom ñu apprécier ko bëgg ko def ko seen yëfu bopp donc vraiment maa ngi leen di remercier ñoom aussi parce que néew ñu fi mais ils ont été là aussi ils ont été là waaw ñu ngi ci comme corona daf ñu tënk da ngay sax ragal sax génne gars yi fi nekkee bagage ñu war a génne bari na mais corona bi dafay fente day baare xam nga moo tax actuellement su ma jëmul maa ngi ak 9 vidéos yu pare yoo xamante ni man rek lay xaar mi ngi sama kër tegu xam nga da ngay sax da ngay mër daal xam nga da ngay mër daal yàlla baax na fi jóg rek ci jàmm ak salaam man dama waxoon sax nañ ko war a tong corona na ko ñëpp tong parce que sëriñ si ñaan nañu président yi wax nañu homme de culture yi wax nañu way nañ ko wax nañ ko baap nañ ko wax nañ ko lu ne moom bëggul dem nañ ko tong kenn bañ ko tuddati xëy na mu dem mais sonal na ñëpp daal waaw ni ma dundee séjour Gambie ça s'est très bien passé à part que c'était fatigant bon dinaa leen la
wax tuuti rek parce que bi may ñëw dama jëloon dama liggéey yàlla def ma yegg si fi taluma leen sama yoon lay topp ni farama leen biir lay ñëw di man duma ci leen yàlla ko def ci man sama yoon lay gaaw te sori na fu ma jaane bu daw jege si ma ne ma jàkk seen bët amatuma bi ñu demee ba ñu ne vol bi mënul dem donc il a fallu ñu woo bus parce que bi may ñëw dama fekk samay xarit sama am di jaamu ñoo xamante ni man maa leen taxoon a jóg ku ci mel ni ñoom Badou Cenko sama sister Tike Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ay ñi nga xamante ni ay actrices la ñu ngi def ci ay séries comme ku ci mel ni Ndeya nekk ci série Infidèles fekk ñu bëri daal ñoo xamante ni dañu ñëwoon pour engouement bi ñëw vol bi demul donc dama mujj woo bus boole kook suma manager mu yóbbu leen man ma delluwaat suma kër ci même instant bi il faisait 22h et quelques jël sama oto parce que oto bi ma yoroon amul plaque ma delluwaat jël sama oto bi am plaque pour daw si ñëw Gambie ma ñëw ba fii jaar Farafenni maa ngi fekk 3h du matin donc 3h du matin fekk ferry bi tëj nañ fekk frontière bi tëj na fa laa nekk ba 6h 7h moins ma leen di gërëm bu baax a Farafenni ñi nga xamante ni ñoom laa fa fekk mi homme de loi yi ma pare ndeysaan ñu toppatoo ma dirigeant dema ma ànd ak sama équipe ànd ak bus bi daal di jël yoonu Farafenni bi daw naa ko daw ba sonn maanaam ci li ma mën a wax daal 19h laa jógee laa toog ci volant wàccaatuma bu ma egsee Gambie ci jeudi bi mais le même jour alors bi ma egsee dem xool musiciens yi est-ce qu'ils étaient bien installés xam nga siyaar leen tout ça ñëw suma hôtel bi ma egsee hôtel aussi noppalu tuuti ba ay 1h du matin mu am benn affaire 1h du matin ñu ne dafa am ñu may seet ma ne ñen ñoo may war a seet waay ñu ne dafa am ay homme de loi yi fi ñëw ji la seet ma ne lu tax ñu ne ma parce que en 2018 da nga amoon benn contrat boo signé woon xaw ma 2019 ak benn promoteur X j'ai pas besoin de citer son nom man fàtte naa ko sax ma leen waaw may xalaat di xalaat ñu wan ma contrat bi ma leen way lii maa ko signé woon alors biñ koy signé ñu ngi ko signé ci ay clause yu leer naññ ñu bind ko en bon et due forme le gars il devait verser un montant de 400 millions lu ko jëmee ci Gambie ak Bercy jouer Gambie comme ni may defee Gambie def Bercy ñu bind ko mu ànd ak équipe bam ñu ñëw ñu am ay témoins mu signé alors il s'est trouvé que mu ne ma dafa am ay partenaires et puis en plus fii boo ñëw génne xaalis ci banque bi il faut nga wan leen këyit bi tax nga koy génne ma ne ko ok
mais du ma la mën a jox këyit bu ñu bind noonu tant que amul dara lu ko symboliser. sama manager ñëw ñu koy wax Fantasy bi fii ci Gambia mu ñëw ñu toog ñu waxtaan ak équipe am topp na ci ñaari fan di daw billahi wallahi wa taalaahi après ma xool mu nekk jeune bu bëgg liggéey ànd ak équipe am te it ma xam ci benn jigéen ko xamante ne ñu koy wax Anna di doom ci Fatou Ndiaye ma ne ma wàlle jàpp ci ma ne ko amul problème bi mu ñëwee mu génne 10 000 euros def déposit ñu bind ñu ne joxe na 10 000 euros déposit mi ngi dem wane këyit bi ñu ko bindal ak partenaire mi ak banque bi débloqué xaalis bi comme ça ñu mun a am prétexte mu mun a am li mu wane pour ñu defal ko virement ak sponsor yi mu wane ba ñu bindal ko ñu ci këyit bi ne ko nañ leen wan këyit bi léegi bu soobee yàlla man li may wax dafay leer ñu bindal ko ci këyit bi ne ko dans 2 mois su fekkee 150 et quelques mille euros bii nga war a verser pour account Gambie verser woo ko contrat bi dafay nul li nga joxe da nga koy perte mu d'accord ko ànd ceeg ay nitam ñu signé alors 2019 ñuy toog di xaar waa ji tey suba waykat boo ko xasee ba tënk ne ko date bi jël naa ko maa ko moom alors yow pénalisé nga ko soo ko jëlul après moom nga yàqal bon ma jàpp ñu peut-être waruma ko jouer xëy na wala ba xëy na dafa nekk ci tolof léegi Wally Seck ñëw na Gambie ñëwati Gambie lu bari yoon un bon jour ñëw ne la ok da nga war a ñëw dafa am 10 000 euros bu ñu la joxoon moo remboursé ma leen mais ça va pas yéen ñi ñëw di ma seet si du gis ngeen kayit bi lañ ci bind ñu ne ma waaw yaa nekk ci dëgg ñi fi ñëwoon ñoom wax loolu yaa nekk ci dëgg waaye foog nga dem ba fële man leen waa baax na dinaa dem sérieusement parlant ma nelaw yeewu jékki-jékki gis ko affaire bi sur la une mu garaaw lool ku ne di wax mais comme baaxoo ma wax ak tontu ma daal di jàpp sama njàmbur dem liggéey yi te xam ni 10 000 euros fu ma fekk fa la may bàyyi ma woo suñu avocat bi nekk fii mu daal di bind këyit def lépp li ko war yëkkati 10 000 euros jox leen ne leen léegi ok yéen a ko joxe woon man Wally Ballago Seck mayaat naa leen ko te yàlla xam na ni waa jooju équipe bam ñu ngi may seetaan bu ñëwoon ne ma man de maa la bëggoon tëgg waaye damaa toll ci diggante li ma joxe woon soo ma ko billaay bu ma ko ñaanee ma may ko barki yonent bi waaye nag ni mu ko defee moo xaw a ñaaw d'autant plus que on sait tout parce que fii àdduna la yëg nañ lépp ñi fi jot a ñëw ak ñi wax demal porter plainte ak ñi ko boosté li xew yëpp yëg nañ ko waaye nag bu yoon jeexul waaxu sil du jeex man moom ab gaynde laa te xam nga I don't care lu bëri man du may branler bu ngeen seetloo jour soirée bi 1h et quelques du matin nan nga indi leen nit plainte dirigeant de ñu la nee ko jël leen ko mu ñëw wuy si à 1h30 du matin mel ni kuy jël si criminel mbaa reykatu nit mbaa kuy jaay lu bon c'était honte nga xam ni am na lu diis kon lu nekk ci suuf di booster mais bon yàlla def na ci ndox mu sedd ñu jàll ci ñu passé ma yëkkati 10 000 euros jox ko c'était pour éclaircir parce que am na rumeur yoo xamante ni bu amee du lépp ngay tontu sax waaye nga leeral nit ñi que y a des autorités yu ne fii ils ont été responsables ils ont su que vraiment lii nii déjà jarul muy dem ñu koy yóbbu fu mu àggul def seen liggéey ni mu waree macha allah donc ça s'est bien passé Wally Seck demul wuy ji police deewuma fenn maa ngi fii toog noonu laa bindalee avocat ñu ànd ak sama équipe dem jox leen 10 000 euros yi basta ma dem jouer sama soirée léegi ñi nga xamante ni nag ñi ngi ci ron di pousse pour yàq aider da ngeen di am gàcce parce que I'm strong I don't be afraid du ma bàyyi man
du ma bokkuma ci ñi ñuy xoqatal ñu man coonee sama baay am ñoo xam ne you know da nga reeba tas et puis li gën a neex nag kaay te Sénégal tey ma wax leen ko dama bëgg tey ñu waxtaan tuuti ci pas Wally Ballago Seck mais ci jëmm ji c'est très très important gars yi war ngeen xam ni man maa gën a ragal ci àdduna ragal maanaam bugguma gàccee bugguma ku ma yàpp moo tax lépp lu may def damay suuraale li ngeen may gisee nii lu sedd guy rek laa bëgg bugguma dara lu tàng moo tax du ma jéem a dugg ci dara maa gën a weex neige li may def làqatuma ci je gagne bien et honnêtement ma vie alors j'aimerais bien aussi préciser que yéene ak yéwén wala tabbe bokkul ak bari lee c'est diamétralement opposé foofu nag laa koy bis ñu changer débat yokk ci leneen lu daal jox la ma beneen question Mohamed yaa ngi laajte lu tax social Sénégal faw ñu gis ci Wally parce que Wally citoyen la citoyen bu citoyen yi sagal citoyen boo xamante ni citoyen yi ñoo ko sagal waaw man su ma waree xëccu international te man national ma amul njëriñ man li ma Sénégal defal ak fi ñu ma yóbbu ak fi ñu ma teg macha allah vraiment macha allah ñoom ñoo ma def li ma doon gannaaw yàlla ñoo ma dooleel ah ñoo ma bëgg ñoo ma teg fi ñu ma teg donc li nga xamante ni jëf la boo xamante ni ñoom defal nañ ma ko as tuut xanaa bu ma goree war naa ko mën defaat ci ñoom ah lu dara et puis dama judd fekk sama papa di ko def sama yaay di ko def ah bon c'est tout à fait naturel c'est naturel c'est naturel defuma ko pour politique defuma ko pour bëgg lenn defuma ko pour aura defuma ko pour dara dama koy def naturellement yàlla xam na ko mais attention yii nëbbu sax moo ëpp yi feeñ yàlla xam na ko mais léeg-léeg am na yoo xamante ni faw mu feeñ parce que tout le temps dafay feeñ déjà c'est pour permettre à un Biggi mu am fitu am jobu def à un Louraas à un Fefsi ñu am fitu def pak liggéey kilibam am fitu jël ci 100 000 def ci te yàlla tax donc loolu rek moo tax album xippi xool morceau bi ma ci gën a neex sérieusement environnement mooy suma morceau man parce que beneen Wally la et man en tant que mélomane bu weesoo woykat bi man boobu daf may daaneel defe na li waaw fan si nekk Côte d'Ivoire ñu ne nax featuring ak yeneen artistes ivoiriens c'est possible parce que am na morceau bu ma def ak Diamond te moom du ivoirien am na morceau aussi bu ma def ak Eddie Kenzo te du ivoirien donc am na ay woykat ivoiriens yu bëri yu ma ciblé te dinaa def tout ba def ak ñoom benn liggéey ku ci mel ni Claire Baye ivoirienne la def naa ak moom benn duo benn featuring et je pense même que on est ñu ngi ci pour parler yi pour ñëw Côte d'Ivoire incha allah bu soobee yàlla et que dina aboutir bu soobee yàlla parce que mosaguma fa dem tëgg fa et diaspora bi nekk foofu sénégalais yi vraiment bëgg naa ñëw jàkkaarloo ak ñoom foofu incha allah. public Sénégal wala publicu Gambie bu ma ci gën a neex waaw loolu question la boo xamante ni nag vraiment kenn du am sa ñaari doom naan bii moo ma gënal bii ah dafa mel ni rek ma am Seydina Mohamed yàlla mayat ma am Ibrahim donc vraiment
ñoom ñëpp ñoo ma gënal ñoom ñëpp neex na ah ku ci nekk nag am nga say qualité yoo xamante ni yow rek yaa ko am bokk ko kenn ah te ñoom ku ci nekk xam nga loolu yes. Soo mënee répéter question bi s'il vous plaît. lu tax mënuma jouer after work suma kër cause of dama am ay dëkkandoo te bëgguma gàddu àq bi te comme ci Faramareen building bi dafa am benn studio bu ñu fay defar boo xamante ni paregul mi ngi en construction ñu ko war koo defar ba mu parfait nga xamante ni enregistrement yi répétition yi plateau yi def télé yi lépp foofu lay nekk la preuve sama clip bi nga xamante ni mooy du fii boo xoolee pak foofu la tourner clip bi yëpp généralement décor yëpp sama biir kër la sama souterrain donc on est en train de parfaire liggéey bi ba nga xamante ni dootuñu soxla sax ñuy génn lu bare donc loolu bu paree moom xam naa ni du ñàkk may def after work ci biir kër gi te du ma déranger kenn yes. waaw sama yaay Kumba Gawlo su ma gërëmee war na ndax moom yàlla dafa dogal man maa ko bëggal suma bopp ñu dëkkandoo woon Jili Mbay ah te dëkkandoo boo nit ki balaa nga koo xam rek ngeen dëkk muy jigéen ju maandu jigéen ju yem fa mu war a yem yàlla xam na ko ah jigéen ju am diine parce que am diine weesuwul ñi nga dëkkal doo ci tooñ kenn doo ci xuloo kenn te saa boo génnee doo wax dara lu ñu naan ay waay li mu waxati kawteef ah loolu boo respecté doomu adama rek respecté nga yàlla nit la boo xamante ni aussi ku gëm li muy def Sénégal yëpp seetaan ni àdduna ñëpp seetaan nañu waaye waajuram gërëm nañ ko ñëpp nangu nañ ñi am na Coupe d'Afrique boo xamante ni dañoo toog ba ci yàgg gis Coumba Gawlo dox sigil Afrique yëpp ah mu am une voix extraordinaire tey bu yàlla dogalee ndog-ndog ñëw man du ma wax sax décroché na dama naan décroché na pour l'instant parce que yàlla mën na ñëw ak ay mbiram nous on a besoin de Coumba Gawlo on a besoin d'elle on a besoin de notre très chère maman ah de la diva moom man maa ko war a gërëm parce que moom moo ma bëgg su ma gisee moom bébé la may wax fiston ah ma koy tooñ vraiment ana sama goro ana soxna ne ko naa ko dàq maa jël place am muy nit ku naturel maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ah lii léegi mu jeex teggeeku te bu teggeekoo moom du ñëwaat de ñun ñoo koy jëli bu soob yàlla ñun ñoo koy jëli te bu soob yàlla yaay booy ñëw naa ba TFM yaakaar naa ni wax nañ la ko répétition tënk ma toog ba 18h moins te musicien nga waroon xaar fale ma dem liggéey waaye yow su ma sañoon wax dëgg yàlla loo ne rek ma ne ci naa la seet si I love you mommy mu ne sama featuring de rêve non awma en ce moment awma featuring bu ma defati rek dafa war Wally Seck la sénégalais yi la ñoo ko def ni mu war a mel mu mel noonu da ko war a dem defi après liggéey la ñu ñëpp ñu jokkante mais rêve non non dara jommuñu peut-être que bu album bi génnee bagage yi génn dinañ xam ni dara jommuñu awma kenn ku ma rêve waaw sama diggantee ma di bajaan loolu bi ci la fanaan ah c'est pas la première fois Eumeudi daal c'est Eumeudi moom ah c'est un Wally fini ah est-ce que xam nga Eumeudi mos ñu toog ñaari fan yu ñuy werantewul moo ko waa Sénégal dañuy werante ba tegante dënn parce que moom bu sañoon waxuma la su sañoon kenn dootul way bu sañoon man rek maay dox mais loolu nag nit ki su ko melee ci yow ah amuloo fayam
waaram daan ñëpp mel ko ci man soppi xarit am di jàmm mais nag dama di dañoo séq solante tubay mu sol tubay mu tubay bi neex ma mu lekk ko ni amul ma ko benn njëriñ boobu doonu ma waykat doonu ma dara ma war a génn mu war a génn billahi mu dugg ci néeg summeeku jox ma naa ma gaawal dama war a génn ma koy daw 2 semaines su ma gisee allo yow bak si juwaa su ma jàppee ak ni waxee xam nga mu nit koo xamante ni il est extraordinaire ñëpp mën nañ ko seddal il est extraordinaire vraiment je l'aime beaucoup Badiane c'est mon ami waaw Ousmane Camara c'est le Baye Fall mi ngi Ramadan il est tout le temps ici la preuve léegi rek bi may dugg ci oto bi ndeysaan bi may dawal di ñëw maa ngi sama xel ci moom ma ne fàtte naa caché Ousmane de ci sama xel ah nit la boo xamante ni ba nii may wax ak yow nii neewu fii mi ngi États-Unis mais caché mi ngi koy jot nit la boo xamante ni ba nii may wax ak yow nii bu ñu joué day woote lii d'accord ma lii d'accord naa ba nii may wax ak yow nii groupe bi luñ ciy dirigeante dafay décider alors dafa dem États-Unis parce que nit la boo xamante ni challenger la dafa jëlay engagement yoo xamante ni yàlla moo ko teg mu nangu ko di xale bu am jom yàlla dogal mu dem États-Unis ànd ak doomam doom ji wéradi ñu ngi koy ñaanal jàmm yàlla nga koy may tan yàlla na ko yàlla may kuddi fan ak wér ak jabaram jooju nga xamante ni mooy Adja jàmbaar donc xam nga Amérique du noonu ay papier boo ko fi signé def yi nga war a def il faut nga toog ba ba jot loolu kese la Ousmane il est tout le temps là il est là Ousmane c'est un noyau clé du Ramadan Ousmane Camara moom c'est le Moukabaro waaw Baye Fall maa ngi bëggee waaw am na nu kii koy laaj nu mu tudd waa kër Youssou Ndour yi naka la ñu gisee ah Ndiaga Seck waaw Ndiaga maa ngi lay siyaare waaw yàlla dafa dogal bi may demander permission pour def loolu ci sénégalais yi laa ko demandé télévision ñëpp di ko gis ñu nangul ma ko it bi ma ko defee it amul ku ma woowul Père Mara Bouba Ndiaga Père Saint-Louis Père Omar Youssou ñoo c'est des majigéen clé askan bi bañ naa ko ba journaliste yi jour sama pa doon toj képp kuy liggéey TFM woo nga ma def nañ li ñu war a def nañ ils ont été nobles boote remercier te wax dëgg yàlla ku ma xool xam ni loolu rek laa ci bëggoon jàmm rafetal lépp nice parce que loolu rek moo ma war on peut pas me dire m'appeler tout le temps le chanteur du peuple alors may ñëw di def naka suru noonu dama war a def rek li nga xamante ni mooy li nice nit laa nag mën naa di juum je suis pas parfait du tout mën naa dëkkee erreur mën naa ji tooñ waaye rëyu ma wax maa ngi jégalu parce que nit boo tooñee da ngay wax maa ngi jégalu donc vraiment wan nañ ma ni daal morceau bi doon na lu leen neex en plus dama ko woy nag dama ko woy nag dama ko woy xaw ma nu fu mu ko dégloo mais nee na ay da déggal lii Louras il faut ngay répéter question yi bu bari parce que même lii c'est pour la première fois moo koy def bul am rouge complexe waxal waaw après mu ne ma décrire ma carrière en 3 mots ok je vais commencer par ça je dirais même je veux une carrière honnête, équitable,
est belle. Honnête, équitable et belle. Parce que quand tu as une belle carrière, li ma jeexalee ci fin bi mooy il faut tout faire ba nga xamante ni say nawle koo ci dajal doo sëgg nawle nag dafa yaatu di nga ko romb ci koñ bi di nga bokk ak ñoom liggéeyukaay di nga bokk ak ñoom li ngeen bëgg di nga bokk ak ñoom li nga xamante ni mooy vision te en plus ñi bëgg Wally ay nawleem lañu dinaa fexe ba ma rafetal ko ba ñoom ñu gis ni kat am na carrière bu nice yàlla nag moo xam ñaata temps lay durer et nit laa boo xamante ni je sais sortir par la grande porte et je pense que bu ñu yàlla mayee gudd fan ak wér incha allah je ferai une très belle carrière bu soobee yàlla. beneen question bu njëkk bi mu ne l'objectif ultime c'est d'amener la culture sénégalaise trop loin et ouvrir la porte à des chanteurs sénégalais je peux dire même africains waaw parce que aussi ñun chaque fois loolu la ñu doon jooy bunt yi dafa tëju wul yi dafa tëju waaw am na ci ñenn ñoo xamante ni li may wax xam nañ ko ndax jot naa ci waxtaan ak ñoom du ma tudd tur parce que cer dafa gaaw mais sama rêve bi gën a rëy bëgg naa nag ubbil ay bunt ay waykat sénégalais waaw bunt yu rëy rëy incha allah. waaw gars yi léegi nag comme ñu ne il faut que ma tënk ndax heure baa ngi jot donc maa ngi leen di waxati rek jaam laa kese seen soppe bi matul nag erreur moom maa ko dàq waaye nag dinaa leen wax tout le temps rek su fekkee wax naa fi lenn loo xamante ni waruma ko wax rek maa ngi ciy jégalu bu baax a baax a baax a baax a baax ñi nga xamante ni ñu ngi ci Zoom bi di jàkkaarloog man aussi maa ngi leen di gërëm di leen siyaare bu baax a baax a baax maa ngi leen di remercier la diaspora merci encore une fois le promoteur bi nga xamante ni mu ñu findi di Mouhamed Touré këram laa waroon dem léegi nii donc liggéey bi ma tënk moo tax dew ma waaye Mohamed xaar ma maa ngi ñëw bàyyi Wally maa ngi lay gërëm maa ngi gërëm Cosmakeup GK Connection maa ngi gërëm aussi Global Properties maa ngi gërëm bu baax a baax a baax a baax Mansour Ndaw maa ngi gërëm bu baax a baax a baax a baax ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi jàpp ci Wally Ballago Seck di jàpp ci page bi maa ngi leen di gërëm gars yi maa ngi woo sponsor yi di leen wax ni lépp fu ma mën demati ci àdduna balaa may def dara sama chaîne YouTube laay njëkk a privilégié donc venez accompagner Wally Ballago Seck venez travailler avec Wally Ballago Seck je ferai de mon mieux à ce que vous auriez de bons résultats et que yàlla def li tax ngeen di ànd ak man yàlla dina def ngeen gis ko bu soobee yàlla jërë ngeen jëf Sénégal jërë ngeen jëf Ramadan jërë ngeen jëf soppe yi je suis content je suis très content jërë ngeen jëf Khelcom Bache waaw leen góor jërë ngeen jëf. You've been struggling with poor internet for years, haven't you? You spend a fortune on data weekly and still aren't getting your money's worth. Well, we believe you deserve better. We believe you deserve DK Telecom. Yes, you heard me right. DK Telecom. DK Telecom is a